mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen site Hero TV national international ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen dalal fii nga xam ni moom mooy Hero TV yéen ñi ngeen xamante ni si peut-être yéen a ngi abonné ci site bi ñu ngi leen di baalu àq nag ci koor gi nga xam ni ci leen ñu jugee di baalu àq di baalu ñëpp ak tey nag dañoo indiwaat rek du ñu guddal borom xam-xam bu mag bi ñu naan taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou ñu fekk ko fii fi naan cité Aliou Sow ci côté jumaa ji den ak terrain basket bi di borom xam-xam nag di ko xam ni ku yëngu la lu jëm ci wàllu ñaan yaakaar naa wax naa leen ko bëri na sax lu ngeen ko daan suivre ci Hero TV mu gëjoon a génn lool nag mais moment bi mu génnee ci jamono yi mu toll nii ngir waxtaanat ak jaam ñi parce que boobu ba léegi bëri na loo xam ne xewoon na ci réew mi loo xam ne musu fee am continue ba léegi des ci réew mi des ci àdduna bi sax lay wax taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou dina ci wax nag ak ci lu jëm ci wàllu actualité parce que jamono juñ toll nii bëri na loo xam ne mi ngi xew ci réew mi yaakaar naa nit ñi waroon nañ toll ci beneen méthode boo xam ni jaaxle tout jéggalu ñaan ci yàlla suñu borom que moo waral ñuy toog di dégg yenn yi alors beneen bi nag moom mooy leen ni xew ci yenn télévision yi yenn actualité yéen a ngi koy dégg maanaam ci yenn borom yi xam-xam yi bëri na sax kuñ ciy ràññee koo xamante ne si bëgg dañ tudd turam muy Ahmed Khalifa Niass bëri na koo xam ni heure bu waxee rek loo ko dem gémmiñ taalibe Cheikh na Cheikh Sadbou am na man ak xalaatam boo xam ni war na ko ci joxe nag mais tey dafa jàkkaarloog jàmm ñi pour waxtaan ak ñoom lu jëm ci wàllu feebar bi wàllu jafe-jafe yi ñi nekk bitim réew ba léegi ñi ngi ci ay problème yoo xamante ne si du jeex ñu dalal ko fii nga xam ni mooy Hero TV. auzu billah mina sheytaani rajim bisimilah rahmaani rahim maa ngi nuyu bokki àdduna wërngal këpp ñi ci biir réew mi ngi ci bitim réew di nuyu kilifa diine yi di nuyu kilifa aada yi di nuyu sama yaay Fall yal na yàlla guddal fanam te wéral ay cëram moom ak bépp yaay di ñaanal sama papa ji tin joogu yàlla na xippee àjjana di jéggalu nag di baalu àq bu wér a wér ci koor gi ñu jóge te di leen baal àq di ñaan buur bi yaa rabbi koor gi yàlla bu mu doon suñ mujjantalu koor te lépp luñ ci jaamu yàlla na ko suñ borom nangu te fulal ñu ko yàlla jéggal ñu suñuy bàkkaar yu nëbboog yu feeñ ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi nuyu ñëpp nag di siyaar ñëpp dinaan leen seen doom seen rakk taalibe Cheikh na moo dellu si di waxtaanaat ak yéen. jugee leen ci koor gi koor gi musu fi am waaye sant yàlla ginnaaw bi ñu yàlla mayee ñu fekkee ko. la jiitu yàlla yërëm leen xaral leen aljanna koor gi mel ni kenn musu ko woor fii ci réew bi mu tombeek feebar boo xam ni mbas la mu wër ci àdduna bi bu ñuy xayma dafa mel ni yàgg na fi de te bëri na loo xam ne ba léegi dañagul. waaw Mouhamed koor gu mel nii musuñu koo woor waaye dañuy sant yàlla ndax ku dul may sa bopp moom suñ borom lu mu la may rek jëlal. di ko sant bu baax moom Mawlaanaam ñu ngi koy sant waaye it ñun doomi réew mi ñu ci biir réew mi ngi ci bitim réew àdduna wërngal këpp war nañ defaat taxaw seetlu ñu xam ni feebar boo xamante ni man dama daan dégg mag ñi naan mbamb rayul weer waaye feebar bi mi ngi fi bëgg a def ab diir ndax xaw na fee yàgg booy seet bi mu amee ci àdduna beeg léegi am na 6 weer daanaka mu yegg si Sénégal nit ñi di tiit chaque jour yëf yi di gën a yokku di gën a tiital nit ñi ñu naan nañ jël mesure barrière yi nañ def ni nañ def naa waaye daal dafa mel ni daal ñun daal feebar bii daal am na ñoo xamante ni yëngalu leen benn yoon. ok yàgg na wax nga ko léegi koor gu mel ni kenn musu ko fee woor waaye nag comme jàll na ñi ñaan yàlla si borom bu mu fi amati. alhamdulilah rabbil alamin yàlla bu mu amati. ok feebar bi jóge fii yéen ñu mel ni yéen avant ñuy ñëw ci wàllu li nga xam ne mooy xale yi ñuy def feebar bi am na fi. est-ce que laaju ñu seet beneen système parce que gaa am na ñuy wér ñu bari mais yaa ngi dégg wàllante bi mi ngi gën di yokk dafa est-ce que laaju ñi nga xam ne ñoo géré loolu ci waa santé ñu changé beneen système yéen ñi ngeen xam ni des fois ngeen ni mën a jëm ci wàllu faj. waaw xam nga dama daan dégg mag ñi naan taal bu taw tàkk moom boor bu nekk nga koy uppee. comme def na nii gaa du ma ni bon na. waaye dafa des. ñu seet beneen méthode. ba xam ndax méthode boobu tamit dina dem. te tamit may ñaan suñu njiitum réew tëju baaxul cim réew. xëj na feebar am na. ku nekk soo jëlee ni yow mii feebar bi bugguma mu dal ma. te bugguma koo wàll kenn wallahi jarul tëj. jarul tëj ndaxte tëju baaxul cim réew day yàq koom-koomum réew. parce que boo xoolee ñu ngi tëj guddi yi. bëccëg gi da nga naan est-ce que feebar bi am. waaw est-ce que am na man barki démb dama yëg sama oto di dem. ba mu yàgg ma ni waaw Sénégal est-ce que feebar baa ngi fi ba léegi. parce que da ngay gis ay nit dañuy dox duñu takk masque mbooloo mi ñuy bañ da ngay jékki-jékki gis ay groupe nit. wala nga jëm ci koñ yi terrain de football yi. mi ngi noonu xale yaa nga ca ba tey
géej man damay doxantu man avant korité gi nii saa yu ma ndogoo ba pare rek damay daw sama chauffeur yóbbu ma ba tefes gaare ma dox doxantu tuuti ay 20h30 yooyu rek ma retourné waat ñëw mais da ngay gis géej gi dalay leer ni lii 21h sax tax ñëpp jóge fi nga ne tëju bi est-ce que am na sens ma ni tëju bi est-ce que am na sens est-ce que tëju bi am na sens certes président joxe na dogalam mais nit ñi ñooy dimbali gouvernement nit ñi ci boppam ñooy dimbali lu ñu yëkkati sauf que président mais ku ci nekk boo jàppee ne yow président nga ci sa kër kon dara warul mën a tax ñuy def yenn yi. waaw ok parce que wax nga ni ne maanaam dëgg la gaa baax na li ñuy def. kenn bon na. mais ñoom war nañu xool beneen solution boo xam ni ku ne war nga mën a jël si système boobu mais est-ce que tamit bu ñu ko defee lu tax nit ñi ëppal ci mbir mi wala bu waa ku ne di nga jàpp ni lii sama yëfu bopp la. waaw Mouhamed dee dafa neex. déedéet. est-ce que dee neex na. da ñàkk waaye day kenn bëggul ko de. xam nga kenn bëggul dee. boo jàppee ne man bëggumaa dee na di nga jël say mesures. bañ a dem ci biti indil ko sa waay. bañ a dem ci biti indil ko sa njaboot. baaxul ci mag. bañ a dem ci biti indi ko sa njaboot ndeysaan man mag ñi dama leen a yërëm ndax ñoom demuñu ñëwuñu nit ñee dem di leen ko indil nañu xoolaat suñu taxawaay ñu xoolaat tolluwaayu réew mi man de damaa tiit ñu xoolaat tolluwaayu réew mi fi réew mi toll nii. ok d'accord moom yàgg ngeen ko dégg genre message yu mel noonu mu koy wax mais nag beneen bi mu bëgg ñu ñëw tuuti maanaam mooy fan yii ñun dañu bëgg a jaaxle wala parce que man comprendre tuma suñ demee ba ay animateur di invité ay borom yi xam-xam di leen mel ni chaque année nga déglu mel ni genre jaxase diine gi muy Ahmed Khalifa Niass fan yi dégg nañ ko ci coow loo xam ni ñi ñaan ci feebar bi ñu ngi jéem a xool solution ñaan ci yàlla suñu borom nan la fi feebar bi jógee muy dugg ci ay gaam yoo xam ni kenn comprendre lu lan ngay wax ci loolu. Mouhamed li may wax ci loolu bëri na bëriwul. waaw ndax gis nga sunu diine ji sunu diine ji ci boppam ku ko bëgg a jaxase. yow yaay jaxasoo gis nga sang bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ni loolu sax xëy na sang bee ko fësal mais suñ boroom a ko wax ba suñ boroom bindee mbokk bëgg koo wàcce mbokk dafa jooy mu ni ko lu tax nga jooy mu ni ko yaa ngi may wàcce te ci doomu aadama nga may wàccee te doomu aadama dafa mën a yàq mbokk mu ni ko ku la jokk ma jokk ko ku la dagg ma dagg ko yaa ngi dégg te kilifa diine yii tarixa yi ay mbokk lañu ndax ku ci nekkul doomu bàjjanu nit ki nekk nga ci doomu ndayu nit ki ca Cheikh Abdou Qadir Jeylaani Cheikh Ahmed Tidiane ci Serif ba ci suuf ñëpp benn lañu kenn mënu leen a tàqale te yow foo toogee ci télé wax lu ñu xamante ni dafay soosante kilifa diine yi waaye nag mënu ko ndax kilifa diine yi yàlla dafa wàcce ci ñoom mat li tax yàlla def leen ñu ñuy jiite di ñu teg ci yoon suñu boroom xam na li mu def ci ñoom ma koy ñaan moom suñu papa jooju Ahmed Khalifa Niass na xam ne mag la mu toogaat defaraat toogaayam mu am fu mu bokk ñu respecté ko ci réew mi jox ko cër di ko xool bëtu fu ñu bokk. mais lu tax ay genre yu wax maanaam fu ñu waxee rek loxo dem gémmiñ. waaw loolu dafa am ci nitam dafa am ci man xaw ma loolu bëgg bës la xaw ma bëgg ñu ni tudd la xaw ma lan la mais moom kilifa la daal kilifa la. suñuy seetlu genre wax yooyu buy am du doon ci wax joo xam ne sax da koy jëmale ci kër kilifa diine parce que moom ci kër mi ngi bokk ci waa kër El Hadj Ibrahima El Hadj. Mame Baye Niass waaw dëgg la. bokkul sax waa kër Mame Mbirina. kër gu baax kër gu baax donc moom heure buy wax du ñu xalaat ne sax que wax ci foofu la koy jëmale ci ay waajuram te ay wàlliwu lañu doon ay sëriñ ay muxaddam mais ci beneen kër kilifa diine la koy jëmale mais nag suy ko à chaque fois mi ngi jaxase. waaw loolu xëj na jukkoom la rek. xëj na moom bindoo noonu xëj na moo tax muy defee noonu ak tamit lenn gis nga Mouhamed loo xam bul ni man rek maa xam. à chaque fois la bëri na loolu ñuy dégg loolu. loo xam bul ni man rek maa xam man seetkat laa damay gis pur mais gëm naa ni am na ñoo xamante ni ñoo ma dàq gis. te yaa ngi xool pur. te maa ngi xool pur lu ma wax doomu aadama ci kat. suñu borom yàlla rek moo ko mën a dindi. du dañ am na ñu koy def ñoo xam ni am na leen ca yàlla. te am na ñeneen ñoo xamante ni yàlla da leen a may bul ni man rek kenn du ni man rek. doomu aadama bala ngay doon doomu aadama pur doon jullit pur ni nga respecté sa bopp noonu ngay respecté ñëpp. d'accord ni nga fonkee sa bopp noonu ngay fonkee ñëpp. ok ci wàllu defal waajuru doomu aadama wala defal nit yow sax ku ci mel ni yow sax da nga yëngu ci social lu bari loo xam ni da nga def mais toog na it ne
diw waxal li ma la defal sa jour tudd ba nga ñëwee di ma wax. waaw mais bu fekkoon lu baax la ci bëgg. amatu ko ci. très bien bu doon tuyaaba la ciy wut amatu ko ci. c'est grave. kooku mu wax loolu nag ko man dama ko naw ndax xale bu ñu yar la. xale bu ñu moom dañ koo yar sax moom. xale bu ñu yar la. Oustaz Assane. maa ngi koy nuyu di ko ziar. ku ñu yar la di ko xamal ni jukkoom jooju mu yor bu ko doomu aadama changé na continuer ci yaram boobu ak tegginam boobu ci kàttanu yàlla ca kaw ca kanam rek ci lu baax. moom mi ko defal ba pare nag di ko wax bu doon tuyaaba la ci ut amatu ko te tax na nit ñi am bët buñ koy xool. te ñu ngi ci mbas mi mu waroon a toog doon kilifa jàngale mbas mi nu ñuy def ba mucc ci ndax dafa ni jàng na alxuraan pur am na aaya yoo xamante ni soo ko taree dalay aar dalay musal dalay sàmm mu ñu yaakaare ko loolu mu toog di weeraate moom sama papa la nag Ahmed Khalifa Niass xasuma ko ŋàññuma ko waxuma ko tamit dara loo xamante ni dépassé na mais dama bëgg moom papa la nay jàngale royuwaay la dañu war a roy ci moom nay jàngale. d'accord bala nga ñëw ci fan yi di xew ci réseaux sociaux yi am na leneen loo xam ni maanaam ñi ngi ci lu mel ni tey toog nga dégg ni ay xale ñu ngi dem ci ay immeuble di def naka sudul loolu ci moment wu mbas mi ba tey. mais axul zaman la wala lan la ci ay fo yii Maristes lañ ko découvrir yii Cité Mixa. ñii ñi ngi tar di ñaan yàlla si borom mbas mi jóge fi ñee ñi nga dem di def film yu bon ci ay xale yu am 14 ans. waaw moo tax ma ne ñu defaat taxaw seetlu ci mbirum kaaraangeem réew mi xam nga dañ ni mbas la ñu nekk xam nga dañ ni réew mi am na kaaraange moo tax ma ne ñu def taxaw seetlu ci mbirum kaaraangeem réew mi ndax xale yooyu suñu amee fitu dem di def loolu dañoo yaakaar ni dara du leen fa fekk. moo tax ñu dem di ko def ak tamit seeni waajur am nañ ci part de responsabilité ndax gis nga éducation de base dafa baax ci xale. dafa baax ci xale moo tax boo nekkee mag ñu ni mag mii dafa am éducation fekk ca yar bala ba muy ndaw Sénégal nañ defaat taxaw seetlu ñu tiit ci seen bopp ñu xam ne mbas mi ñu ngi xool nu ñu ko fiy génnee chaque jour ñu ne liikiti la Sénégal boo xamal Sénégal waaye àdduna lépp a tëju liggéey yi yàqu na nit ñi mag ñaa ngi dee feebar bi suba soo xëyee mi ngi gën a yokku nit ñaa ngi lijjanti lu ñu dundee bëgg seen soxla mun ta faju ñoom ñuy jël seen lépp di ko def ci caaxaan te ñu nekk meññeefu réew mi ëllëg ay xale yu tuuti muy meññeefu réew mi ñu yaakaar leen a récolter pour ëllëg mu indil ñu dara ci suñu réew ñu doon ay xale yu am ñam yoo xamante ni tey jii kilifa yi fu ñu taxaw ñoom ñoo fa war a taxaw ëllëg ñuy def li di yàq seen réputation. d'accord ci message bi nga doon ñëw léegi sama xel ñëwaat na léegi avant ñuy dugg ci wàllu li nga xam ni moom mooy faj parce que léeg-léeg ñu dégg ay garab yi ñuy faral di annoncé yow li tax ñu ñëw jël si la da ngay génn bari na yàgg nañu ànd ak yow lu jëm ci wàllu entretien wàllu gàncax da nga ko xam ci lam mën a jëriñ avant ñu dugg ci wàllum seetu c'est-à-dire est-ce que télé yi di invité yenn si borom yi xam-xam yi tamit amuñ ci part de responsabilité parce que ñoom des fois it da ngay gis ñu dugg ci ay détails yoo xam ni bëri na ñu koy wax surtout ay animateurs dem bay invité ay borom yi xam-xam di leen guider ndax nekkul ci àxiru zaman. waaw romb nañ àxiru ay musique nga leen xamee. romb nañ àxiru zaman waaye xam nga léegi ngor moo amatut ku ci nekk foo mën a amee sab dërëm rek da ngay dem lijjanti ko te xaalis dañ ko war a seetaat fi muy jóge dëgg la moo lay jëriñ mais dañ ko war a seetaat fi muy jóge xale yoo xam ne jànguñu dara xamuñu dara mënuñoo fijji baa ak siin naan da nga invité borom xam-xam di diriger plateau di invité borom xam-xam léegi nag kooku nag lu mu fa wax ñu tëb fekk nag ñi am nañ ci part de responsabilité. wala toog naan ko yaa xam lii yaa def lii. waaw di gën a xam mbir mi di la jay di la jay. il faut ngeen jug wax. di la jay di la jay man kenn mësuma dégg ci yii man dama daan joxe sama message dem. mais li may gis moo ma neexul. li may gis jëmul kër nan leen defaat taxaw seetlu xale yiy liggéey di fa daan seen doole di fa am dërëm nañ def taxaw seetlu. mag ñi ñuy invité di wax ak ñoom tamit nañu xam seen bopp nit ku nekk xam nga tubaab dafa ni. bala ngaa wax war ngaa tourner sa làmmiñ juróom-ñaari yoon sa biir gémmiñ door a wax. wax dëgg génn rek génn la. Olof Njaay ni teey ci ndox lañ ko séentu waaye ci nit la gën doomu aadama da ngay teey di réfléchir di xam li ngay wax. dëgg la parce que yaa ngi waxee ci côté télé am na directeur am na PDG am na DG am na directeur de programme. waaw directeur de programme bii def émission yi war na xoolaat bu baax ñi ñuy invité. de toute façon daal lan la. de toute façon daal liggéey moom dañ koy saytu moom. teg ko ci yoon. ok ku ci mel ni taalibe Cheikh na Cheikh Saad bu yow
dañuy faj waaye ci kaw faj boobu noonu bëri na ci ay garab yu bëri yoo xam ne ñi ñaa ngi koy faral di déclarer ci wàllu feebar bi mu mel ni bantamaare wax nga ko léegi ak yeneen façon garab yi ngay dégg te ñu ngi wax naan ay artemisia bi ba naroon ko jëlee ji fële sax ba ñuy gëstoo que loolu ci wàllu gàncax ci suuf lay jógee bañ parce que ñoom bañ demee ba xam ni médecin bi ko découvrir frais kooku ci loolu la jëlee système bi ba nga xam ne même bu dee du dëgg it wér na bi déggatoo fakaa yéen ngeen yàgg wax lu jëm ci wàllu gàncax yenn garab yi bantamaare wala yenn façon yi est-ce que day faj yenn feebar waaw man maa ngi yore benn recherche boo xam ne def naa ko boo jëlee fukki xobu ngeer ak juróom ñaari xobu bantamaare nga jël sangaraamu jinjeer ak takku naanaa bu 100 francs bi nga raxas ko ba mu set def ci javel nag dindi microbe bi ba mu set raxas ko teg ko ne jël sa 1 litre et demi ndox mooy butéeli kii bu mag bi Evian bi def ko ndox ba mu fees nga sotti ko ci sa marmite baxal ko ba mu bax soo ko baxalee ba mu bax bul fay gaz bi raxasal fukki xobu ngeer yi ak juróom-ñaari xobu bantamaare yi ak sangaraamu jinjeer bi ak takku naanaa bi nga def ko ci boo ko ci defee rek tëjal fay gaz bi tëjal fay gaz ba mat 15 minutes su matee 15 minutes nga jël sa seggukaay wala sa morso bu set nga segg ko soo ko seggee jël benn doomu lingom pressé ko ci def ko ci sa butéel di ko naan incha allahu rabbi lu xeetoog virus du la laal. ok mais ci côté dosage muy benn. côté dosage wax naa la ko. nee naa la fukki xobu ngeer ak juróom. c'est-à-dire boo gisee ma ñëw foofu dama lay dox foofu tuuti pour ñuy seetaan en fait xam nga yéen moment bi ñu toll nii fajkat yi dañoo bëri. bëri nañ trop te xam nga feebar bi tey. dëgg la gaa xëy na médecin yi. ñoom la ci yàlla jox wàll boo xam ne bu doon 100% la 90% yëpp ñoom ñoo ko yor mais est-ce que laaju tey ministère de la santé ñu woo leen ni yéen surtout yow dëgg la gaa xëy na waxuloo ni feebar bi da nga koy faj. waaw mais bëri na ay feebar yu gën a dangereux yooyu. ñun xam nañ ni yow da nga koy faj. dëgg la ci côté li ngay expliqué nii. est-ce que tamit feebar bi amulu ci beneen solution parce que dégg nañ ci wàllu bantamaare ni am na da koy faj. de toute façon daal. parce que nee na day faj ci góor. de toute façon li ma joxe nii. ku ko def. bu dee da nga am virus bi incha allah bala moo man ñetti fan dina deñ su dee amuloo ko du la dal bi gën a garaaw mooy bu dee góor gu am prostate moo koy naan day faj sa prostate bu dee ku am hémorroïde da koy faj bu dee da nga am problème mu dënn buy riir asma da koy faj day yokk sa kattan bu dee jigéen juy am ay perte blanche sa kanam di xasan da koy faj bu dee naq buy metti da koy faj bu dee règle boo xam ne booy gis règle da ngay am ay douleur da koy faj. mais bëri na genre feebar yooyu noonu fajkat yu bëri di ko wax mais gars yi yëpp mel ni genre garab yooyu bëri na lu muy saafara te nit ñi xamuñu ko. waaw day faj aussi tànk yuy ruux genre garab yooyu bëri na lu muy saafara nee naa la Mohamed lépp a ngi ci gàncax gi. voilà lépp ci gàncax gi waaw. lépp a ngi ci gàncax gi sunguf ak reen ak ay xob ay maama ko gëstu ba xam la muy faj am na benn réew ci réewu Afrique yi soo fa demee bu fekkee yàlla dafa def nga nekk jigéenu wérul suñ ne càpp xam ne jigéenu wérul nga dafa am xob bu ñuy wut raxas ko ba mu set jàmb ko jox la nga naan soo amee 3 mois soo amee 6 mois ñu joxaat la ko soo duggee sa 9 mois ñu joxaat la ko niñ toogee ni di waxtaan mën ngaa wasin fii te kenn du ko yëg. la ilaha illallah. te lépp luy wàlle du dal sa doom. toog ngeen sax dégg ni dëgg la gaa amul nag parce que ñuy ci réew la te même su fekkee commandé wul mi ngi doon laaj échantillon ba ñu gëstoo ci échantillon boobu que ni lay faj feebar bi mu ngi jugee ci wàllu gàncax mu mel ni day dëggal que li ngeen di wax yéen gàncax mën na lu ne. gàncax mën na lu ne. Mohamed comprimé yi ñuy liggéey fu ñu koy jëlee. ci gàncax gi. jeex na yóbbu ko defar ko. jeex na. la ilaha illallah. suñu liggéey traditionnel bii. kenn mënu koo fay te du fay. mais lu tax gars yi mënuñu gëm ñenn ñi mënuñu leen gëm parce que li ci laxasu la xanaa. naxaate bee bari. jërëjëf. naxaate bi. moo bari mën a te du yow. nee naa leen kenn du ni mën a da ngay bàyyi ñu ni la yawa mën a yawaa ko gën a wóor. dem ca làmb ja di bàkku jóge fay bàkkoo ko gën. parce que dosage. feebar bi ba mu commencé càpp nga ma jël interview ni ma am na ñoo xam ne nee na mën nañ koo faj man la waxuñu dëgg. ngeen baal ma ci waxin. mais ba nga demee ba gëstu ci wàllu gàncax yow xool. waaw xam nga ni ne bantamaare bi. mani la ngay wax.
ma ni la loolu amul ku la ni mën naa faj corona amul man wax naa la loolu waaye daf fiy gën a yàgg ñuy gën a gëstu di gis. comme ni médecin yi di gëstoo rek. waaw ndax ñoom chaque jour ñu gis garab bu bees daf fiy gën a yàgg ñuy gën a gëstu di gis man du ma wax ñaari wax lu ma wax boo demee sama interview fekkaat ko fa. gëstuwaat nga nag bi baax. waaw. ok d'accord. parce que ñëpp dañ jug di gëstu ma ne pourquoi pas man tamit ma gëstu parce que nee naa la kenn du ni mën a bàyyi ña ca des. mais est-ce que tey wax naa la ko léegi nii balaa ñuy ñëw ci ay affaire seet yeeg ñoom ñoo ngi di seet ñi ngay jëflanteel sa taalibe yi nekk fii ak ñi nekk bitim réew maanaam ci wàllu faj ba tey est-ce que tey laajul yéen ministère de la santé l'action sociale ñoom ñu woo leen wala xool taxawal leen fa benn cellule boo xam ni. peut-être lii même su fekkee ni wóoluwuñu leen gëmuñu leen nañu làmb ko mel ni taalibe Cheikh Nasser Sadbou mu trouver solution bii muy wax foofu laay waxee man. waaw xam nga man du ma ni kenn woo ma. waaye man maa ngi fi pour ñëpp. parce que lu ñëpp jugandoo ku ne da ngay bëgg a daw. man du ma ni kenn woo ma du ma ni kenn woo ma man du ma mës a toog ci écran ni woo leen ma waaye ku xool taalibe Cheikh na ba mu doy la nga woo ko dana la won la ko yàlla may. wax nga ok d'accord beneen bi ma bëgg nag ñu ñëw mooy wax nga ko léegi ci wàllu faj mais faj nee nga nit bëri na ay feebar yu nekk ci moom sax du dul lii feebar bi ñu njëkk a wax. moom mooy wax nga ko léegi ni am na loo xam ne su ma ko liggéeyee jigéen bi nga xam ni dafay am problème mu perte blanche la mun na ko faj. avant yooyu jigéen boo xamante ne si tey day nekk di faju ci wàll xam nga dama lay laaj lii man dama yàgg ak yéen di gis ñoo xam ne dañ koy am Sénégal bu doon 100 la mun naa xam ne 10% yëpp wala 80% yëpp problème mu doom la ñu am. problème waaw loolu moom waxoon naa ko fi dinaa ko waxaat nekkul bari wax. attends dafa am beneen point bu ma bëgg ñu dugg. tey yow ñu ngi bëgg a yàgg. maanaam problème mu doom d'accord da nga koy faj yow. mais lan mooy indi loolu li ci ëpp jigéen ñu bëri taxaw nañ wala ñii dañu am benn doom ba pare taxaw problème yi ma lay wax ni daf fi bari. Mohamed xale yi léegi dañu précoce. da ngay gis ku am 13 ans buñ la nee 30 ans la am nga ni waaw. ovule yi ci boppam ni muy màggee. day gaaw muy benn. ñaareel ba mooy xale yi léegi du leen neex la ñuy solo ba rab dugg leen. téye seen lépp. c'est très important li ngay wax nii. ñetteel ba mooy xale yi dañuy fowee seen bopp avant ñoo am jëkkër ñu ci ëpp nañ ma baal xale yi léegi dañoo gëmatul virginité. Mohamed seetlu li ma lay wax bu dul dëgg ne ma taalibe Cheikh na du dëgg bu njëkk ba ñun suñuy temps ku ñu maye nga jaxasoog sa borom kër boo jugee jugaale ëmb. waaw bu njëkk ba wax nga dëgg de. say waajur bañ nañ ko ba buñ la yóbboo nga sëy dañ naan sa waa kër ba déwén bu déwénee ñu ñëwaat ngénte la ndax boobu dañoo garder woon suñu bopp. fonk suñu bopp. takk suñuy sër. sa waajur boo xasee ba gane àdduna sa sër sa jëkkër jan la may rek moo koy tekkiwaat. mais ok d'accord léeg-léeg tamit nga gis jigéen boo xam ni maanaam dina am 40 ans wala ay 39 ans yooyu toog ay 15 ans 20 ans amul doom est-ce que kooku yomb naa faj. loolu yomb naa faj yomb la faj ndax lu jafee faj rek yomb naa faj. lu tax loolu ndaxte man bu am na loo xam ne bu fekkee moom la yomb naa faj su dee am na ay nen ci biiram feebar kese la yomb naa faj mais bu dee nag mënul am doom moom kooku mënul am doom kenn du ko faj. kenn du ko faj d'accord léegi maanaam ku ci mel ni yow ci ñaari points yi si ki taxaw wala koo xam ne mosu koo am bu ñëwee boo xoolee ni kii war na ko mën a am boo ko fajee dina ko am. ci kattanu suñu borom incha allah te du yàgg. mais traitement yooyu en général yu mel ni yow ñaata temps lay def parce que traitement yi may dégg man da ngay gis koo xam ni dina dem ci nit plus de gis naa sax koo xam ne nee na ma yaa ko faj sarax nga ko génnaloo sarax mu def parce que dama am benn cas mu ci gis mu mel noonu dafa am benn femme boo xam ni dafa ma mos a woo ma damaa mos a woo taalibe Cheikh Sadbou musuma la ko wax nag. mu seetal ma ndaw si da nga ko xam ma ne ko waaw xam naa ko. mu ne man de damaa amoon problème mu doom jotuma jox garab nag. mais daf maa seetal na ma gën a sarax sàngam bu la neexee nga defal sa bopp du ma wax kenn jox ma defal la. nee na mu defal boppam sarax génn ko dem hôpital ñu ne ko da ngaa am ëmb bu def 1 mois boo xam ni yow da ngaa ëmb. te nee na danaan dem duñ gis dara. moo tax ma lay laaj ma ni te yooyu mosoo ko yëg nag dama lay wax. man la ko wax man parce que man maa leen boole te xamoo ni man maa la boole moom. léegi mu ne ma man moo tax man ma lay laaj est-ce que loolu mën naa ne est-ce que sarax kese mën na feeñal ëmb. mën naa ne parce que dafa am doom yoo xam ne dañuy làqu. la ilaha illallah ni naa ko wax. Mohamed man gis naa ko ëmb juróom-ñaari at. wallahi alazim. juróom-ñaari at 7 ans 7 ans.
day am moment biir bi di néewi ku mu romb nga xam ne kii dafa am bu demee hôpital duñ gis dara ndekte doom ji dañ ko laxasoo ci biir bi. 7 ans laa la wax de waxuma la 7 mois li may wax daf maa wóor. te da ngaa gëstu xool ko xam ni lii sarax nga ko génn loolu mu feeñ. kooku dafa am fu ma jaar ak moom. ok ba mu ñëwee dama koo xool am lu ma ko defal doom ji mën a taxaw taxawaayu doom mu dem hôpital ñu def écho gis ni doom bu góor la. mu dundaat quelque temps rek doom ji juddu waaye doom ji dundul. la ilaha illallah 7 ans dafa bëri. dafa bëri. dañ lay làqatoo am na ñoo xam ne seytaane dañuy dem jël doomu jàmbur denc ko seen biir. la ilaha illallah. bu weer wi ñu gis régal suba duñu gis régal ginnaaw suba ñu gis régal gannaaw suba duñu gis régal muy yëngatu ci seen biir ñu naan dama amee fibrome bu ñu demee duñu gis dara. moo waral ñu naan la boo ëmbee sax nga war a moytu yéen. jërëjëf. seytaan dina yomb la xasu. Mohamed fii loo ne amu fi rek am na fi. d'accord mais léegi nga gis koo xam ne tey dañuy tënk rek léegi nga gis koo xam ne tamit day faral di ànd ak soxnaam mais da ngay dégg ñu naan la wala yéen sax da ngeen koy faral di wax yéen da ngeen di seet gis nit ki xam ne ci heure bu ànd ak jëkkëram man yu bi day génnaat lan moo def loolu. waaw loolu day am. waaw donc léeg-léeg ngeen wax ko ni. léeg-léeg ngeen seetal nit dama lay wax man dama xam nga ne ko man yu bi de soo ànd ak sa jëkkër day tuuru. waaw parce que des fois mën na nekk tromperie bouchée. la ilaha illallah. bu tromperie bouchée dara du dugg léppay génnaat des fois mën na nekk tamit beneen feebar. waaye suñ ko xoolee ba gis ko rek ci kàttanu yàlla faj bi day yomb. mais jigéen bi nga xam ne du téye man yu bi donte nañ ne luy dugg soxla lu bëri waaye est-ce que kooku ëmb dina ko yomb kon. déedéet. ak bëri ci kër yi nag. ëmb du ko yomb. ëmb du ko yomb li ci gën a bëri sax nag ñi am doom te seen njur pareegul maanaam ngay dem am benn ñaar ñett war a jur lu gën a bëri ñooñu lay arrivé. mais des fois la nga gis ko. des fois nga gis ku ñëw déclaré la dama am benn doom toog naa 10 ans. waaw mënatuma am doom te fekk moom jigéen la dafa war a am doom jëkkëram góor la dafa war a am doom mais mënatuñu am doom parce que am na feebar bu nekk ci fi war a téye doom ci. mais léeg-léeg tamit nga gis ñaari couple yoo xam ni femme bi day dem rek di faju moom rek mooy dem jëkkër jaaga toog na. déedéet man loolu duma ko nangu. alors que jëkkër ji moom la mën woon oyof. waaw man loolu duma ko nangu man soo ñëwee sax ni ma damay faju ba sonn pour am doom mënuma am doom dama lay laaj waxoon naa la ko dama naan ndax dem nga kër docteur ba ni la mën ngaa am doom. waxoon nga ko de moo am ci jabet. nga ni ma waaw man la indi say analyse ma xool ak say échographie. yow noonu ngay fajee jabet ndax sa jëkkër dem na yéen ñaar ñépp da ngeen di dem xool parce que ku góor ki mën na jàpp ni góor la certes góor la mais peut-être war na mën na am feebar ci mënu yoom ba mënul téye doom ku jigéen ki mën na am feebar fii xam ne mooy téye doom loolu lépp dañ koy xool Mohamed man doo toog fële rek woo ma taal bi seex na lii moo ma dal damaa bëgg dimbali nang naa man la loolu de lii laa koy fajal nii ne déedéet man damay consulter comme ni docteur di consulter. d'accord léegi ci à part fajum doom bi léegi moo tax seet am njëriñ. parce que li tax seet am njëriñ wax nga ko ne Mohamed képp kuy wax day faj te mënut a seet wallaahi bu ma la xamee nga di sama mbokk dama naan la teggi ko. ndax nit ki bu gëstu du xam ni mu la mën a fajee. déedéet lambut rek nit jox nit ki garab moo koy jural musiba. déedéet muy faj muy liggéey. ndaxte tey jii. Mouhamed mun ngaa ñëw ni ma taalibe Cheikh na yàlla tere yàlla moom dama am problème sama place. waaw man la am sunguf si boo demee sangoo ko nan la jëlaat. du ma xool ba waral loolu. damay seet ba xam lu tax nga am fa problème ñu jëlee la fa man seet gi mooy sama bunt. bala ma laa may benn soccu damaa xool ba xam boo la mayee soccu nga soccu say bañ wadd nag. man ñi ma xam ñëpp dañ na wa sekkeram dëgg mooy seet ak sarax. seet sarax duma ko fawee. lay faj. seet ak sarax duma ko fawee. soo weddi nga génn léegi def micro trottoir laaj samay dëkkandoo du ma fawee sarax sama seet bi duma ko fawee man mun naa la liggéeyal sax may la ko waaye seet bi duma ko fawee. mais est-ce que des fois mës nga seetal nit moom comme ça nga seetal nit tey man seetal nga ma man d'accord wax nga ma samay sarax war naa génne benn nag wala benn xar wala benn ginaar wala caaf ma toog ba jamono yi ba dem yi sëy toog ba mu neex ma. ma wala nga ne taal bi na maa la woon ci mois de mai ba sarax sangam laa bëgg a génne yëf yi dëgër na de est-ce que loolu mën naa de. waaw man su ma la seetalee nii. dama la naan boo ko mënee tamu doy la bu dee yaa koy defal sa bopp génne ko bu dee danga koy yónneel ñu génne la ko soo toogee ba nangami fan te génnewuloo ko boo dellu see ci man dama koy xoolaat. waaw loolu nag dafa am solo de
parce que tey mun nga ko wax génneel mu génn gisul dara mun a kenn ma waxoon dara. wala bam ne nga ñëw ni ma taalibe Cheikh na mën nga fi seetaloon bi sàngam nga ne ma sarax génne naa ko dama naa génne nga ko naa ma ne noo tudd nga wax ma sa turu yaay nga wax man la may ma génne woo ko. génne woo tus. génne woo ko yaay mujj ni waaw wax dëgg yàlla yonent bi nag génne ma wala nga def sa prétexte damaa yónnee kon ni ma yónnee ma ko génneelu fekk yaa ko génnewut. d'accord léegi beneen bi ma bëgg ñu ñëw wax nga ko léegi maanaam mooy njariñu seet léegi nag seet gi xam nga wax nga ni ne Mouhamed lu ci bëri sax d'accord mun na xam nga ne du ñëpp ñooy nangu seet petaaw. c'est-à-dire tey dama bëgg ñu waxtaan parce que gëj a def émission. du ñëpp ñooy nangu def seet petaaw du ñëpp ñoo mais. rawatina ku ci mel ni man xam nga am na ñoo xam ne sax mën nañ bëgg seetlu man damaa yaakaaroon ni seet moom damay ñëw nga toog ma toog ngay wax nii. déedéet mais yow lu ci bëri dëgg la nee nañ ma taalibe Cheikh naa xanaa xamul forum dëgg sax mooy nga bañ a ñëw mais ci bañ a ñëw googu noonu yow lan moo lay wax loolu soit pettaaw yi lay doon wala loxo bi nga tiim wala ndox wala genn gi nga téye man loolu mooy sama problème. Mouhamed affaire bi yàlla la. pettaaw yi nee naa la. dama koy tiim pour la forme. waaye man li may wax ci ndox di ma wax ci carte di ma wax ci ma jàkkaarloog yow di ma wax ci nga woo ma téléphone du pettaaw yi du ndox mi du carte gi loolu suñu borom moo ko booleeg man mu may wax mbiri yàlla la soo ma woowee sax tey naxee ma sa turu yaay wala sa turu papa su ma nee dën danaa la ne yow noonu nga tudd sa yaay noonu la tudd sa papa noonu la tudd ki nga bëgg ma seetal la ko diw la tudd amul beneen tur dañ la koy wax. wala nga wax leneen sax mu naan loolu amul dañ la koy wax loolu yàlla la borom xam-xam yi am xam-xam xam nañ bu baax li may wax bu dee xam-xam dëgg nga yor loo xam ne mayu suñu borom la ak ndono jarul ngay tiim petaaw jarul ngay tiim ndox jarul ngay tiim carte loolu yàlla la. démb daa am ku ma woo Amérique ni ma naa ko seetal ma toog ci fauteuil bee mu woo ma téléphone ma daal ni sama chauffeur aal ma casque bi mu aal ma casque ma toog mu ne ma mère ma indi la petaaw man ko man damaa gëj a laal petaaw laalu ma petaaw de fi ma toog laa toog di ko wax dañul. barke Seydina Mohamed bu nekkee yàlla li may wax dina yegg ay malaaka nekk sama mag. nga toog nii. fi ma toog laa toog nee naa la fi benn jour damay nekk sama oto nit woo ma ni ma urgence ma wax ko li ma koy waxtu du deñ loolu yàlla la. mais léeg-léeg ngeen toog yéen ci. nee naa la affaire bi du takk du ñàng. yàlla la du dara yàlla la. mais des fois ngeen toog it am luy bëgg xew ci réew mi ngeen dégg ko wala ngeen toog gis ko nii wax ko du ngeen fulaal. waaw dal nañ fi di. dara ci yow loolu am nga ci lu la leer. wala bind ne ma ngay wax te boo waxee. xam nga problème bi mooy dañ naan dangaa bëgg buzz. ba yëf yi ñëw. waaw ñu dugg say interview gis ko. ku ci ñeme dëgg da lay wan la taalibe Cheikh na yow kat lii waxoon nga ko fi. waxoon nga ko fi gis ñu da wax nga dëgg de waxoon. bu doon moytu nañu. billaahi wallaahi génnee sarax yi mbas mi wallaay du ma ni du dugg Sénégal. waaw parce que waaye du egsi. insisté nañ ci daal wallaay dëgg la parce que ni muy egsi doy na war daal moo tax sarax am na solo de. Sénégal dañu war a xam ne dëkku diine la. il faut ñu dëkku lislaam la mag ñu baax ñi dañ fi tëdd. def fi ñaan tëdd fi wàcc fi seeni ndono. d'accord te sonn ñu nag benn yoon dañuy wax rek. ok waaye kenn duñu déglu. d'accord taalibe Cheikh na yow li dib si nekk bi xaju ci nii problème yi du jeex mooy jafe-jafe yi dafa bari moo xam Sénégal moo xam bitim réew. nit dana nekk Sénégal. Mouhamed damay lancer message sama doom yi nekk bitim réew. ak sama rakk yi fa ne sama yaay yi sama mag yi ñi nekk bitim réew ñëpp. tey doomu nit ko na defaraat seen toogaay. mbas mi bu jeexee dina métti ci ñoom lool. laa ilaaha illallaah borom kilifa gu mag wax na ma lii yaa ko waxaat de. maa ko waxaat wàllu kaamil moom wax man. mbas mi bu jeexee képp kuy immigré bitim réew bu àdduna wërngal këpp dina métti ci yow lool. amoo ci solution dara. nan defaraat seen toogaay defaraat seen bopp bu baax. dama leen a junj doy na borom xel. junj doy na borom xel. nañu defarwaat bu baax yokk seen jom yokk seen fulla yokk seeni bagage. léeg-léeg nga gis ñoo xam ne sax dañ fay nekk ñu leen di xeex ci place. wala ñu am durée déterminée mais dañuy bëgg durée indéterminée embauchement. yow déterminé nga am indéterminé day yomb. loolu la dafa jafe de. barke Seydina Mohamed
man gis naa ku nekk Suisse. tubaab bi gaaw ñëw signé diine. man gis waaw yow man gis naa ku nekk Suisse. parce que am na ñu ne jàpp tubaab yow. man la gis naa ku nekk Suisse am contrat 6 mois. liggéey na foofu mais dañ ko def contrat 6 mois bu jeexee ñu ko dama nga toog sa kër bu toogee këram ba mu neex leen ñu woow ko. mu am contrat 6 mois bi contrat bi desee ay semaine mu xeex fa ak benn moroomam. ñu licencier ñoom ñaar ñëpp dem leen ngeen toog seen kër. mu dem ci syndicat bi xool dossier bi ni koy dañ lay dàq. mu woo chef bi ni ko toogal ba ma woo la. fépp fu mu xam ne daf fay dem rek pour am lu ko leer bu demee dañ ko naan dañ lay dàq yow ak naaru libaane bi nga xeexal yëpp dañ leen di dàq. mu woo ma fi téléphone wax ma ko te naar bi moo ko tooñ moo ko fekk palaasam cokkaas ko waa ji da koy déranger ñu jàppante mu mooy loolu. réew jàmbur boo fa nekkee ba ma ko waxee man ko nii ak nii ak nii nañ def nii. billaahi wallaahi tallaahi dama ko defal li ma koy defal suñu borom nag moo mën kenn mënul suñu borom moo xam kenn xamul suñu borom mooy dogal kenn du dogal waaye yàlla daf maa tegal loxo. yàlla daf maa tegal loxo. laa ilaaha illallaah. waaw. allahu akbar. ma koy sant nag bu wér a wér moom Mawlaana. waaw point boobu ñu taxaw ci doog a tëj émission bi c'est-à-dire yow temps li ma jaaxal taalibe Cheikh na maanaam kon xam-xam pour ñuy ñaanlu wala yéen ñiy ñaan situation dëgg am ngeen problème maanaam pexe boo. dekante ko. waaw incha allah. laa ilaaha. incha allah rabbi nagam neex na yàlla. Mohamed man ak yow ñu ngi bëgg a yàgg te chaque jour dama lay won preuve. waroon naa la fi preuve ci Allemagne. ak fay coow de digg naa. baax na te wonaat naa la preuve te dam chaque jour ma won la preuve chaque jour du waxi kese de. man de. du waxi kese de leer na yàlla du waxi kese ku dee sa bàmmeel ay malaaka nekk suñu mbagg. Mohamed musuma koo wax dama koy wax tey man li may def dama koo mën pire. dernière question. néew ma kenn mënul waaye man li may def dama koo mën pire dama koo xam dama koo maîtriser ma ci sant yàlla suñu borom. d'accord dernière question rek benn bi mooy léegi nga gis jigéen boo xam ne day nekk ci famille li mu bëgg amu ko mais dañ koy xeex famille bi. ñii day jubóog ñoom ñii du jubóog ñoom dafa bari ci kër famille. en général ci wujju peccar gooy lay ëpp sax ak ci wujju yi. wujju yi ñaareel bi mooy alalu ndono. su bàyyi dee bàyyi la fi alalu ndono. bëri na liñ ci dimbali ay nit. sa baay dee bàyyi la fi alal ndono rakkam toog ca mbaa magam mbaa sa nijaay. jërëjëf mbaa sa mag. waaw. góor ca pexe pour nangu ko. kenn du ko nangu. ak fee bari nag. kenn du ko nangu. li ñuy wax loolu injustice la te samay rab injustice lay bañ. bu ma yëgee injustice sama yaram day xasan. loolu injustice la xanaa nga ñàkk ñëw ci taalibe Cheikh na waaye ci kattanu yàlla boo fi ñëwee na nga ko bëggee lay amee mais nag na doon yoon na jaar ci yoon. na jaar ci yoon rek. waaw te nee nga bu dee ay nëb bi dama koy xam man. ci kattanu yàlla. toogal ci layu bi daal ma xam. waaw mbaa nga sukk ci leget gi rek mbaa ma lal carte yi lu ciy dëgg danaa ko xam lu ci dul dëgg danaa ko xam. ci kattanu yàlla. jaajëf dernière question bi mooy léegi sa doom yi ñu ngi waaj a def examen waxoon nga ko instant bi delluwaat nañ ci école yi la dëgg ci kattanu yàlla ñi war a def examen ñoom le président bàyyi. ñu def examen. waaw ci wàllu ñaanu examen moom. incha allah dinañ ko def ci jàmm dañu ci ëpp dinañ réussir ci kattanu yàlla. lu la xale yi war a def examen kenn. waaw. nañ la woo waaw nan leen wutal ay ñaan rek ci kattanu yàlla kaaraangeeg muslaay rek incha allah rabbi ren xale yi ku leen defalu ay ñaan sax dañuy am examen ak mbas mi. donte ne mbas mi dugg na ci réew mi toog nañ ay mois jànguñu mais suñ borom da leen di jàppale ci kattanu yàlla. d'accord ci kattanam ak baaxam. ok looy tëjee émission bi tëju bi yàgg na lan ngay wax jiitu réew mi président de la république. waaw président nañu may yoon yi rek. waaw ñu jël ay mesures. nañu may yoon yi rek ñu jël ay mesures ndax tamit dama ci gis kaayu garaaw. parce que Cheikh Saad man gis naa ci jigéen boo xamante ni rakama feebar hospitalisé mu ñëw fii seesi ko wallahi lazim keroog ba mu ñëwee lañ tëj yoon yi te mi ngi bàyyi ay doomam yu ndaw ba ci parantalam te bàyyeewu leen kenn. taawam la leen bàyyee taaw bi 13 ans la am fi mu toll dafa jooy boo kosee almat jubale ko mu tàkk ndax misère gu muy misère kenn xamatul lu muy nurool barke Cheikh Saad bu président yaay suñu papa yaay boroom réew mi yaa ñu moom loo fi dogal mooy am rek mais tamit yoon yi ubbil ñu ko nag. noo xaaral taxawal. mesure bi waaw mesure bi. amul intérêt tëj ko de. waaw dëgg la feebar bee tax nga tëj ko. maanaam da nga waxee daal pour mu. waaw pour mu solution mais néew ma ko nu ubbi man aw ma dogalu ni ko defal lii. aw ma sañ-sañ bi. mais am naa sañ-sañu ñaan ko. moom mi nga xam ne moom mooy suñu papa mu toll ñu solution boo xamante ni ñii dinañ mën a daw seeti njaboot gi. te ñu moytu fitna gi. ñii daw seeti soxna yi. ñii dem seeti njaboot gu sew gi. ñii dem liggéeyi ji rek sàll Sénégal jëm kanam ci kattanu yàlla ak mbaaxam. nañu jàppale rek. est-ce que am problème koo xam ne dafa ñëw di seetlu ci yow
nga xool mu ne la dañ maa liggéey wala dañ maa sàcc. yow ba nga gëstoo ci seet gi mu leer na ne kii ko jege moo ko def. waaw ma wax ko waxoon naa la fi ndaw suñu jëloon oram di ak yeneen ak yeneen. or bi kay waxatuma ko fee yàq mi sax laay bëgg a wax. waaw lépp ci biir Mouhamed fi ni day bokk ak nit ndey ak baay nga gis ni jàpp na yoon di dem nga ne kii du ma raw. mais fi ngay waxee daal mooy ñun ñuy seet il faut ñu am secret. bàmmeelu biir. très bien parce que du yëpp la ñuy wax taalu kër jàmbur. du lépp la ñuy wax tas kër jàmbur. wallahi lazim du lépp la ñuy wax tas kër jàmbur. Mouhamed ñaankat. laa ilaha illallah moom mooy coffre-fort bi moo war a nekk coffre-fort bi gën a rëy ci àdduna lu ñëw mu denc. ndax lu ne la ñuy gis lu ne la ñuy dégg ku ne la ñuy dajeel bu dee nag loo gis wax ko baa nga dégg ko wax ko baa nga dajeek moom wax ko bu yàggee sax kenn dootu la wóolooti. kenn dootu la wóolooti. nañu jàppale jaam ñi nag ci li ñu yàlla may. nañu jàppale jaam ñi ci li ñu yàlla may dégg nga. dernière question nañu jàppale jaam ñi. nga tëj. yow ku la xam daan la dégg ci làmb. d'accord nga moom la ngay tëjaale. est-ce que d'accord nga Alioune Sarr CNG dem. Mouhamed. non dama lay laaj. Mouhamed. est-ce que d'accord nga mu dem parce que nii nee nañu am na lu mu defar lu bari nii nee nañ dafa war a dem. Mouhamed. parce que Balla Gaye ak Gris Bordeaux la ñu éviter Balla Gaye lu musul def na ko wax ni na dem. waaw Mouhamed déglu ma nag dinaa wax nag. waaw d'accord waaw waxal. dinaa wax. làmb yëpp samay xarit lañ. waaye Mouhamed liggéey boo gis dafa am retraite. loolu de junj la. liggéey boo gis dafa am retraite. misaal ci président. moom tey jii bu retraité woon xam ne retraite neex na ndax dañ lay tegal sa gàngunaay say soxla ñu la koy defal. liggéey boo gis dafa am retraite foofu rek laay yam. axlu làmb yëpp samay xarit lañu. waaye liggéey boo gis daal dafa am retraite wasalaam. maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu encore sama mbokk borom xam-xam yi dinaan leen yàlla na yàlla yokk seen xam-xam yàggal seen taxawaay. di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di baal àq ñëpp naan leen beneen yoon ci beneen numéro ci kàttanu yàlla. jërëjëf mbokk yi daal bi Cheikh Saad Bou la woon fii ci cité Aliou Sow bëri na sax lu muy faj nag. waaw mais wax naa leen ko saa yu ngeen ko déggee daal wala ngeen gis ko ci image. bientôt di ngeen ko gis ci yeneen chaîne de télévision yu mag fii ak yeneen site internet yoo xam ni peut-être yéen ñi ngeen xam ni xamu leen ko fa woon da ngeen ko daan suivre rek di ngeen gën a gëstu xam maire bi li muy liggéey ci réew mi lan la nit kuy ñaan yàlla la kuy faj la kuy yëngu ci wàllu seet la ak façon bu nekk nag dégg ngeen li mu fi wax yëpp ci wàllu seet ku yàlla baaxal la muy taalibe Cheikh Saad Bou alors li mu lancé nag ci wàllu diine gi ngir yàlla dégg ngeen ko nañ moytu fitna quoi fitna baaxul xam nga Sénégal fii dafa am nu mu baaxoo mais chaque jour bu ñu la tegee ci télé yi boo waxee rek loxo dem gémmiñ yàlla ñu ci yàlla musal ñi mbas mi la ñuy ñaan yàlla mu jóge fi di leen jox jig daje beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf